seen ànd ak Sénégal 7 ñu ngi am mbégte daal di retrouver leen ci seen émission Kër Pop tey ma am mbégte daal leen koy présenté ñu fas yéene si rek waxtaanee lu jëm ci wàllu actualité yi nga xam ne ñoo gën a récente faram-fàcce ko ak suñu ay invité chroniqueurs yi nga xam ne ñoo taamoo di rek àddu ci jotaay bi mu nekk jotaay bu am solo boo xam ne ñi soxal askan wi lañ ci faral di faram-fàccee dañuy dem rek daal di leen dalal nuyu leen tàmbalee sama ndeyjoor ak Serigne Touré. ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sénégal 7 ci seen émission Kër Pop. maa ngi lay fay Abdou Khadre di nuyu Serigne Mansour. di nuyu mbooleem nit yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre fépp fu ñu mën a nekk ci réew mi. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Mansour. waaw sëñ Jili di la nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax donc di nuyu Serigne Ousmane. lay fay Ousmane Touré di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan bu baax a baax moom moo xam ñi ci réew mi la ak it ñi nga xamante ne bii ñu ngi ci diaspora bi di rafetlu vraiment suñu jotaay ñaan yàlla lépp loo xamante ne bii ñu ngi ko fiy wax mu doon jëriñ. te it yàlla def ci ñun ak dëggu parce que boo xoolee li tax ñi nga xam ne nekkuñu fi te ba léegi ñuy jàngale ñu mel ni saxaaba yi ñu mel ni gaa yu baax yi c'est parce que buñ daan wax ak buñ daan jëf dañ ko daan teg ci dëggu mais léegi nag problème bi mooy da ngay gis koo xam ne jàngul mu ne day jàngale wala ko waarul ba pare mu ne day waaraate loolu mooy suñuy moo donc ma lay delloo kàddu gi rek jërëjëf kon ñu daal di tàmbalee waxtaan bi ni ma leen ko waxee wàllu actualité la ñu waxtaanee rawatina li nga xam ne mooy visite bu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides. dinañu décrypter visite boobu xool li nga xam ne mooy contour visite boobu yëpp ak suñu ay analyste waaye itam li nga xam ne moo xew ci Tivaouane ak jéye ju mucc bi nga xam ne am na fa ca hôpital bu Mame Abdou Aziz Sy Dabakh gannaaw rek yenn yi nga xam ne xewoon na fi itam dinañ ko teg sur la table daal di ci waxtaanee sëñ Ousmane xalif général des Mourides mu ngi fi Serigne Mountakha Mbacké am nga ne la fii ci Ndakaaru ci diiru ñetti fan ban jàngat bu njëkk d'abord lañu mën a def ci visite bi alhamdulilah beneen yoon loolu sant yàlla la waaye balaa may agsi foofu danga may rek man ndokkeel askanu Sénégal rawatina képp kuy jullit rawatina waa daara ji ci ndam bi leen yàlla defal ci semaine bii ñu génn muy voyage bu xalifu Cheikh Mouhamadoul Mahi xalif général de la Fayda nekk di def ci Soudan muy tournée boo xam ne tournée bu amam solo la ndax dajale na fa ay belligérants yi newoon foofu nga xam ne diiru ñaar fukki at ñi ngi reyante seen biir ONU jéem na lu nekk États-Unis organisation internationale ku ne jéem nañ lajj ci semaine gi mu fa defagum réussir na dajale 50 tribus ba ñu signé accord de paix nangu teg seeni gànnaay dellu nekk ci nekkin gi nekkoon muy ci jàmm loolu ndam gu mag la bu yàlla defal Sénégal defal ko diplomate Sénégal waaye rawatina ñooñ daara ji ndax mi ngi leeral ni dëgg-dëgg ñun Sénégal suñu richesse bi gën a mag du pétrole du gaz waaye suñu mag ñii la te loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne état bi war na am taxawaay gum ci war a am ñuy ñaawlu nag seen absence ñoom état du Sénégal ci mbir mu mel noonu am na nun ko waroon ñoom encadré état bi ba ndam bi gën a nekk ndamu Sénégal ak silence su ministre des affaires étrangères waroon na ci communiquer waroon na sax fekkee loolu ndax événement bu mag la ci wàllu diine ci wàllu diplomatie yaakaar naa dinañ wax man ci li ma fekkee ci ñaar fukki at yi amul tournée bu nitu diine def bu ëppee nii ndam wala bu amee nii solo donc mbir la boo xam ni maa ngi ciy ndokkeel mbooleem xalif généraux yi ci réew mi di ci ndokkeel mbooleem ëttu diine yi ci réew mi di wax ni Sénégal ñun suñu mag ñi ñooy suñu richesse seen liggéey waxtu bu ne ñu ngi ciy jàng waxtu bu ne it mi ngi ñuy apporter mbir moo xam ni leneen mënuñu ko apporter su ma génnee foofu nag di ñëw ci ñëw sëñ Mountakha bi ba tey day dugg si foofu dañuy sant yàlla bi Sénégal amee ku mel ni sëñ Mountakha
ndawi réew mi tuddee ko le père de la nation mu am taxawaay bu mu wane it bu am solo ci ràbb ci defar ci jubóole waxtu boo xamee ne rek réew mi toll nañ ci jaaxle moom ak mbokkam yu tedd yi mu bokkal diine gi seen kàddu nit ñi danañ ko bàyyi xel te boo xoolee sëñ Mountakha bu duggee Dakar li muy mobiliser jeunesse bi loolu état bi war na ci jàngat ci yenn projet yi muy bëgg wala ci yenn mobilisation yi muy bëgg am ci jeunesse muy të sëñ Mountakha bu duggee ci dëkk bi ndaw yi ku nekk dana bàyyi li nga doon def génn ci tali bi setal dëkk bi ba mu set te pourtant président ngi woote léeg-léeg setal du am mobilisation boobu mais sëñ Mountakha mi ngi koy réussir sans mu def appel bi kon pourquoi pas président journée cleaning day yu muy def du ci jaar ci sëñ yooyu nga xam ni buñ jugee rek ndaw yi génn setal dëkk bi parce que ñoom la askan bi di déglu seeni kàddu ku ci nekk yaa ngi togg yaa ngi berne di yóbbu masaalik mobilisation boobu noonu di am ci jeunesse bi état bi daf ci war a jàngat yenn leçon lañ ci mun a tirer opposition comme pouvoir di fa daje maanaam li ñuy tëj ci at mi lépp dafay réussir ci ñëw te pourtant du ko woote du ne opposition pouvoir ñëw leen daje si du ne yéen ndaw ñu jug leen teetuma donc classe politique bi yenn leçon lañ mun a tirer ci loolu et puis aspect économique bi jaaykat bi transporteur bi maanaam da ngay gis ni ci secteur yu bëri ci réew mi da koy touché donc état bi war na ci def ay jàngat ñoom li ñuy tële wala mobilisation bi ñuy bëgg ci jeunesse bi fan lañ war a véhiculer message ndax Sénégal dafa nekk réew moo xam ne 95% population bi dañu wax ne c'est des musulmans 98% bi appartenir à des confréries yooyu ñi nekk ci bopp bi lépp lu ñu bëgg ci ndawi réew mi dañ koy am te léeg-léeg état bi soxla ndawi réew yooyu foo xam ne dañ fay lajj kon war nañu xoolaat ñun Sénégal ban système la ñu war a bâtir ndax mun nañ bâtir Sénégal bu nekk état bu exemplaire buy jëm ci kanam sans loxo sëriñ si munul nekk. dañu war a jël yenn projet yi jébbal ko sëriñ. kon dañ leen war a institutionnaliser. Sénégal réew la boo xam ni boo xoolee ni mu bindoo rôle bi fi sëriñ ci joué dañ leen war a institutionnaliser pourquoi pas comme au conseil supérieur des religieux ndax jàngu bi mi ngi fi nga dugal ci seen loxo ñu nekk ñoo xam ne dañuy am benn taxawaayu di conseiller ak di saytu yenn yi doon na dimbali ci réew mi ci lu bëri ci problème yi ñuy dund tey moo xam ci wàllu justice bi ñuy ŋàññi nga xam ne waxtu bu ne yaa ngi dégg ñu naan tëddeewul njaaxaanaay day làq doom dóor doom day fay bor tey bu amoon tey benn au conseil supérieur tey des religieux boo xam ni dana am benn taxawaay ci appareil judiciaire nga xam ne tey amul kenn kuy taxawati di ŋàññi justice bi ndax justice boobu day tëddee njaaxaanaay ndax au conseil bi mi ngi koy soytu ba justice bi du jaay doole du làq doom dóor doom ak ci yeneen ak yeneen ci suñu wàllu ressource bëri na ci ay projet xoolal tey sëñ Mountakha tabax na université 30 milliards moom ak taalibe yi la ngi pose pierre u institut islamique ku wax institut islamique wax programme wax jàngale ku wax jàngale wax xam-xam wax téere liggéey bu rëy boobu yëpp nekk ci ginnaaw ay borom xam-xam di ci liggéey ci téere yi ñu fa war a jàngale ci programme yi ñu fa war a jàngale loolu lépp ay doomi daara ñoo ko teg du ñoo xam ne dañoo jaar université du ñoo xam ne dañ génnee faculté nangam état bi war na ci jàngaat ñun ban modèle lañ bëgg jaay suñu ndawi réew ba ñu épouser ko ba jug bi ñu soxla ci réew mi ngir mu développer parce que benn réew du développer sans population bi ak askan bi ñëpp jug kon suñu politiciens ñoo war a revoiraat ñoom ban projet de société lañ bëgg a jaay askan bi. d'accord. sëñ Mansour. waaw. sëñ Ousmane wax na ko. ñëw bi. am na beneen dimension bu mu andi waaye am na ay tegtal yu mu jox politique yi. en termes de mobilisation mais impact bu mu am si économie bi avec les petits commerces et cetera parce que bu ñu nee berne également il y a des commerces il y a am na benn mouvement. commercial boo xam ne dafay am loolu yëpp donc dimanche impact bi dafay mujj large finalement. xam nga Sénégal moo nekk réew moo xamante ne bii ñun li ñu yàlla defal. li ma gëm te jàpp ko mooy rapport de célébration rek lañ ci am.
un rapport événementiel. mais bu xësee ba dem jeex na. Serigne Mountakha li mu fi jàngale 2019 septembre 2019 le 27 septembre. 27 bi tolloo kësu. ci ñi xam algèbre mystique. loolu dayoon na sëkk pour homme politique yi nekk benn. le 27 dayoon na sëkk pour président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade jubboo ba ñu ci cimetière yi seede ko. dayoon na sëkk classe politique bi dootuñu fi nekk di xuloo di xëccoo di buuxante yaa ngi dégg yaa ma defoon defoo ma kon marche sax du woon am li fi sëñ Mountakha jàngale parce que dafa am loo xam ne François Rabelais moo ko bindee te boo gisee Serigne Mountakha loolu ngay jëkk gis ci moom mooy le rire est le propre de l'homme l'enthousiasme est humaniste maanaam Serigne Mountakha boo ko doon décrire nit la koo xamante ne bii booy xool kilmaayu kanam gi danga naan kii soxlawul dara am na lépp danga naan kii tawatul dara danga naan kii mageel gi sax yow yaa koy yërëm mais moom yërëmul boppam ci li mu gàll ci loos parce que loolu mooy responsabilité dafa am lu ko yàlla dimbalee mu doon lu jafe ci ñi nga xam ne fanweeri at lañu am parce que loolu ku koy saxoo di ko di baagante fañ koy defee li ñuy tuddee fii ka sihaab yi fii ka iyaab yi maanaam aller retour ñëpp mën la koo seedeel loolu nit mën na waat ne ku mu nekk ci yow boo fi bàyyee ko àjjana nga jëm te amaana sax mën nga ram parce que fenn kese la yonent bi waxee ne ku ko fa defee am nga ngërëmu yàlla mooy julli jàkk ci mbooloo Serigne Mountakha man ci lu ma xam d'ailleurs il faut préciser que ni moom mu ngi Dakar depuis presque 1 mois. Géejawaay amoo 4. kër Serigne Moustapha Bassirou Mbacké su ma juumalee donc mën naa ne ñetti ajumaa ngi nii am na ñaar yoo xamante ne su ma juumalee mooy jiite ñamu fa nekkal wala ñamu bokkal ëtt ba wala mu jullee ndox ñoom léegi par rapport ak ñëw bi man dafa am yeneen lecture yu ma ci am parce que da ngay gis ñu ne mooy li nga xamante ne moom la ñëpp di dégg ndamu Serigne Touba et cetera en fait xam nga Serigne Touba moom am na ndam bien avant sax muy dem ci tukki bi parce que Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari moo ko wax bi nga xamante ne bii Serigne Touba dem na Ndar foofu xul walla waxat ne nañ la fa jàng basmala moo tax 50 fois léegi Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari daf ko ne laqad aqamta bi Ndar maanaam mooy li mbëri di wax dëggal sa bopp laqad aqamta bi Ndar xiinan tazilu biha daa adlalihim min ahli shakki wal fanadi donc Serigne Touba am na ndam loolu mooy li nga xamante ne mooy li ñëpp miin aussi bi mu tolloo à l'étape de jeewal ce qu'il a écrit il dit ayesa minillahi inda jeewali iblisu idnadayto bi yaawali yàlla naaguloona avant que ñu may parce que Louga la Ndar Dakar d'ailleurs Dakar nag ci lépp bi gën a may tàmbalee nee na isa zakatu salikal ma wét c'est-à-dire su ma fàttalikoo sama guddi gi ma fanaan fii Dakaaru du ma am du ma bëgg lu dul jël gànnaay xeex mais sallallahu alayhi wa sallam moom moo ma dissuadé pour ma def ko donc loolu mooy li nga xamante ne ñi nga xamante ne bii du ñu liirtee waaye di déglu waxtaankat yi sax xam nañ loolu mais Serigne Mountakha man pour man dafa am yeneen jàngat mooy doon na koo xam ne yàlla yombalal na ko muy julli ci mbooloo te nee naa la julli ci mbooloo sallallahu alayhi wa sallam neen dañ koy multiplier par 27 ci mbooloo rek ngay julli génn ci jàkka ji fukk bu la neexee nga teg sa loxo kitaabu ne ci sa dënn ne yàlla nangul la sa julli te yàlla ku mu nangul sa julli boo fi bàyyeekoo àjjana nga jëm loolu amul werante beneen bi Serigne Mountakha ci message yi muy joxe mooy mooy le positivisme alxuraan wax na ko mooy ñi nga xamante ne bii bu ñu nekkee ci mbir du ñu mës a yokkat moo xam jaamu yàlla la moo xam liggéey la maanaam par rapport à la jeunesse mu ngi leen di wan ni aussi tamit bu leen yàkkamti parce que Serigne Mountakha xulafaawu Cheikh Ahmadou Bamba yëpp fekkee na ko daf leen accompagner ba pare liggéeyal leen mais xale yi léegi lan mooy seen problème yàkkamti gis nga ki nga xamante ne yàlla na ko yàlla yërëm soxna Fatou Kiné Gaye ki ko rey mais àlanalis da nga ciy boole waale l'indicateur yàkkamti qui est un défaut yaa ngi dégg Baye Niass mu ngi koy wax mu ne nu ñu koy waxatee sax xubbu zuhru qabla zuhri yam na au zuhri c'est-à-dire boo bëggee feeñ te feeñ jotagul feeñ ci boppam moo lay tere boppam yàkkamti wërsëg maanaam
yàqamte yàqu la yaa ngi dégg. yàqamte yàqu donc la Serigne Mountakha mu ngi lay jàngal ne yëf yi. balaa neex parce que am na ay gëstu yu ñu ci def. li mu daj gànnaar bi muy jàng. mais loolu ëpp na sax nettali. sëñ Mountakha moom. ñii ci ay jafe-jafe yu tar. ci jàng. lu bëri jafe woon ko te loolu aussi tamit daf ko doon ci Cheikhul Khadim am na naar bi damay fàtte tur bi. daf ko jaayoon benn téere ñetti dërëm. Serigne Touba amul ñetti dërëm ci jamono yooyu. wër na Kajoor Bawol wër na fu nekk ak yeneen ñaari suyoox yu mu àndaloon. dem jaayi kaamil bi kenn jënd ko mais Cheikhul Khadim dem na ba nga xamante ni fu mu nekk bu ñu fay séddale reer dañuy tàmbalee geewe ba fajar boobu barke bi ñëw na. macha allah. te loolu da nga koy gis ci Serigne Mountakha c'est-à-dire xalifa Cheikhul Khadim yëpp fekkee na ko accompagner leen. beneen bi à travers toujours le positivisme maanaam bul yokkat bul bàyyi bul yàkkamte yonent bi di ko tere. par rapport à un projet boo ci nekkee par rapport ak positivisme bi la Serigne Mountakha par exemple bu dee lecture boobu moom nga ci am mooy lu mu yàgg mbir boo ci nekkee olof moo ko wax ku yàgg ci baag ku yàgg ci teen baag fekk la fa at yi poids de l'âge bi yaa ngi dégg li ne ci gannaaw mais saa boo ko gisee da nga naan kii soxlawul dara donc moi je pense que il faut une lecture qui va vers une transformation de l'intellect de la personne dans la conquête du savoir, une lecture de la transformation. On parle par exemple jënd meek jaay bi etc. Par exemple aussi une compréhension de la tolérance. Parce que tey nañu wax ne dëgg ak at yi mu am jusqu'à présent bu ko neexoon mu fatu wut dara ci biti mais bëgg rek xam ni au-delà de maarifa ñëpp xam nañ ko kii mais xam na ko au-delà de ça mais bëgg nit ñi yeesluwaat ci jëmmam nit ñi xool ko am leadership bu mu c'est-à-dire c'est un leadership consensuel parce que bi mu fi ñëw septembre gis nañ fi Sénégal toll woon Khalifa Sall nekk ci kaso bi ñu jógee ci présidentielle ñu contester les résultats mais bi mu ñëwee yëpp lañ teg ci suuf c'est-à-dire man aussi tamit c'est un message que là en fait aux leaders politiques ni ñuy demee kër Serigne Mountakha ni ñuy demee Colobane ni ñuy demee Massalik te duñu buuxante seeni militants duñ fa saagante man pour conquérir le Sénégal noonu la ñu war a doxalee te tey jii buñ fa daje woon li ñuy wuute idéologie wuute ay coalition ci kanamu sëriñ bi dañuy joxante loxo fóonante ay loxo kafre dañuy daje ci saal bi loolu ñëpp xam nañ ko donc ñoom kan la ñuy nax moi je pense que au-delà de la victoire de Cheikhul Khadim au-delà de ce qu'il a réalisé en termes de patrimoine culturel en termes de richesse cognitive en termes de comment dirais-je encore de propagation en fait de l'islam des tariqa parce que du murid kese la doon joxe des tariqa moi je pense que aujourd'hui ki nga xamante ne bii dem na ba yaakaaram tas ñëw Serigne Mountakha daf ko war a motiver man dama gëm ne ki nga xamante ne bii dem na ba jàpp projet bi mu nekk nii te mu dagan dem na ba jàpp ne lii dootul dox ñëw Serigne Mountakha dafa war a am ci lu mu def ci moom ci wàllu non kon léegi damay gën a takkaat samay jaaj moom d'ailleurs sax moom foo ko fekk loolu lay wax nañ takkaat la xasaay te loolu daf may yóbbu ci sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne bii yàlla nee na ko ban lañ la sa lépp say bàkkaar yaay rammu xeet wi et pourtant da daan fanaanee guddi di naafila te loolu gaañu baax yi dañ ko see roy ñaari rakk la ñuy naafila baqara ba suuratul kahfi ba naasi donc aujourd'hui moi je pense que au-delà par exemple de la célébration qui est quand même importante au-delà par exemple de de comment dirais-je encore de l'extinction ce qu'on appelle maanaam jeex ou bien on appelle daanu leer c'est-à-dire un peu vers le fanatisme au-delà de ça man vertu yi nga xamante ne moom lañ war a jàng ci Serigne Mountakha mooy d'abord yaram dafay nangu coono mooy d'abord nit ki chaque jour da nga war a nekk dans la quête du savoir mooy chaque jour da nga war a nekk ci ay naal te naal bu jeex nga ñaan yàlla parce que Serigne Touba mu ngi koy wax ci tasawudu sixaar xale yi nañuy jàng tey mokkal mag ñi même ñi nga xamante ne tamit jànguñu tamit nañuy jàng en même temps aussi tamit ñuy toog ci béréb yi ngay xamante ne bii béréb bu texe la nañuy refété di toog c'est-à-dire dans des endroits yoo xamante ne ay endroits texe di la il le dit aussi il dit
wala tujaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadatan la muraad bul toog a koo xamante ne lu dul boo toogee moom dina la yokk ci wàllu intellect yokk la ci wàllu diine. Cheikhul Khadim nee na boo ko defee en réalité lépp loo xamante ne bii sa mbébét la di nga ko am. donc en résumé ñëw la boo xamante ne bii dafa war a unir dafa war a renforcer la foi dafa war a par exemple inviter à un non-empressement dans une conquête quelle qu'elle soit temporelle ou bien spirituelle mais surtout ñu bañ a yàkkamti xam ne nit sa cër balaa nga koy jot waxtu bi jotul mënuloo ko jot te Baye Niass moo ko wax yàkkamti taw li nga bëgg amaguloo ko day daf la koy xañ donc pour man c'est ça le message qu'il faut en tirer. D'accord. Au lieu de dire way sëriñ bi am na ndam nangam parce que sëriñ Tuubaa moom loo ko waxal moom fekk moom bind na ko pare. C'est ça qui est important. D'accord. Voilà. ñu rebondir ci xam-xam bi wax nga intellect bi. Cheikh Ousmane wax na ko sànq. bu ñu nee intellectuel on pense à ceux qui sont passés par les universités et cetera. wax na 30 milliards yu mu tabaxee université bi. waaye mobilisation doomu daara yi. ak xam-xam bi ñu wane ak discipline bi. mais action yokkute yi nga xam dañ ko wane est-ce que donc waruñu mën a refondre un peu dans une certaine mesure la République wala le projet société du Sénégal jëm a gën a jox cër doomu daara yi. voilà c'est-à-dire foofu moo am solo c'est-à-dire gën leen jox cër mais aussi tamit nit ki. yow yaay jox sa bopp cër. bu dee yow da ngaa jàpp ne y a une sorte de ligne Maginot boo xamante ne bi moo am. ci yow bi nga xamante ne arabophone nga ak ñi nga xamante ne c'est des francophones yow yaa njëkk a tooñ sa bopp. sëriñ bi yàlla. texte bi mu fi bàyyi à travers le prophète. et l'ange Gabriel c'est-à-dire Jibril mooy alquran yàlla nee na fàttewu ma dara ci sama alquran ji. wa ma farratna fi kitaabi min shay. yaa ngi dégg. donc sur la base de ça man dama jàpp ne nitu daara yi bon c'est prétentieux mais naa ko waxee noonu ku ñu gënul kenn gënu leen. ku xam li ci alxuraan nekk ku xam li ci alxuraan xam li nga xamante ne bi yow foofu la yàlla teg parce que xayrukum man ta'allama alqurana wa 'allamahu feneen fi dafa ne xam jàngale jëfe parce que jëf mooy tax yëf yi yëkkatiku Cheikh Ibrahima Fall daana ko wax yawmal qiyaam maa ngi xar ba yàlla fay koo xamante ne dafay wax rek bàyyi koo xamante ne en fait dafay jëf man bu dee am na lu may wax par rapport aux politiques mooy il faut que ñu bàyyi di wane ni par exemple réew mi politique yi dañu war a taxawee ne juristes yi taxawee ne journaliste non il faut tout un truc pour construire un pays. Il y a eu des moments de crise yoo xamante ne bii Serigne man j'ai l'habitude de le dire je l'ai même posté pour dire que Serigne Mountakha ak Dabakh ñoo bokk ndey ak baay. C'est les mêmes postures. Unificateur wax ni dëgg. yaa ngi dégg mais mars ñëpp xam nañ ni dëkk bi dafa sëngee moon rang yi dispersé wu kenn moo wax rang yi jubaat. kenn moo wax avant que le président na sort Serigne Mountakha moo yónnee une délégation ñoom suñu Cheikh Bass Porokhane ñu dem seeti waa ñaari parti opposition bi réunir leen encore jàmm dellu si waat donc pour man encore une fois au-delà par exemple de la refonte man li ma gëm te jàpp ko mooy il faut tout un tout pour construire un pays et même dans cette dynamique en fait de construction yow li nga am te mu baax dañ ko cee war a boole li Cheikh Ousmane am te mu baax dañ ko cee war a boole man li ma am te mu baax dañ ko cee war a boole parce que ñi jàng français kese par rapport à nos réalités non mu ñu defar réew xam nga lu tax y a beaucoup de gens yoo xamante ne qui sont sortis de Koki qui sont sortis du Bawol qui trônent sur un empire ou bien c'est des empires financiers ñooy jël ñi nga xamante ne Sorbonne la ñu génne wala HEC la ñu génne wala CESTI la ñu génne et cetera ñoo leen di liggéeyloo ñoo leen di liggéeyloo donc Coulibaly il faut chercher l'erreur moi je pense que il faut le chercher vers les politiques ou bien chez les politiques yaa ngi dégg mooy ñi nga xamante ne ñoom jàpp d'ailleurs sax am na yoo xamante ne boo ko fexee ñu ne mais da ngay gis ñu génn le communiqué boo xamante ne du genre yow sëriñ nga ci der bi nga war a toog yor sa course et cetera non mais dara gënul mën a nekk naxaate loolu amul kenn ci ñoom koo xamante ne bii dans une dynamique de conquête doo ut ay ramifications ay liens ki li may wax xam na ko soit à Ndiassane soit à Medina Baye soit à Tivaouane et cetera dans l'opposition léegi une fois au pouvoir c'est comme si ñoom li nga leen di doyee mooy jaale ji tudd gàmmu màggal CRD
rapport d'événementiel. alors que da nga ciy gis ñoo xamante ne même bu ñu jàngee Arabie Saoudite ñoom bu ñu ñëwee fii ñooñu mën nañ leen mottali seen àlluwa. loolu ñëpp xam nañ ko. d'accord. sama turandoo dem na ba 2007 ci la soog a yéeg avion. bi muy yéeg attachez vos ceintures sax dañ ko koo defal xam nga sax ñu koy defee. te kan moo ko raw Serigne Touba wax sax ay waxam Cheikh Ibrahima Niass et cetera. donc du problème mu capital humain en terme de connaissance en terme de savoir ñun moom la ñu am. xam nga suñu problème mu réew xam nga mooy lan. mooy problème de gouvernance la. problème de gouvernance à tous les niveaux yow mënoo jël ku mel ni Cheikh Mouhamadul Almahi Niass al Kawlaxi mu dem ci dëkk boo xamante ne bii mbootaayu xeex yi ka fa gën a mag dem na fa jéem mënut moom mu dem ci barke baayam def li mu def doo dégg sa état bi di ci wax mais ça c'est un problème mais ñëpp xam nañ ne fii amoon nay jafe-jafe yoo xamante ne bii ci jamonoy Cheikh Ahmadou Bamba ci moom la ñu yónnee fii Màkka gi moo def ay xasida moo def ay xasida ak yeneen yoo xamante ne sëñ mën nañ la ko wax donc mbir mi nekkul Cheikhul Khadim bind na ko El Hadj Ibrahima Niass bind na ko mbir mi nekkul ku ñuul wala ko xonq mbir mi nekkul foofu mbir mi ci xam-xam la nekk ak ragal suñu borom ba pare foofu dafay am message bu am solo moo bëgg a jox ñi nga xamante ne bii dafa am cër yoo xamante ne bii jàpp nañ ni wala yàlla daal benn wala ñaar rek la koy defal déedéet yàlla ci boppam loolu li la koy dëggal mooy am na saxaaba yoo xamante ne ci nga xam lii maarifa yenn ci awliya yi ñoo leen ëpp cër xam nga fan la affaire bi nekk mooy taxaw tem dëggu ci li ngay def sa wax ak sa jëf méngoo Alaaji Maalik mu ngi koy wax defe naa ci téere bu ñuy wax damay fàtte turu téere bi jazbul xuluub la defe naa parce que jazbul murid kii moo ko bind maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko bind ma nga doon xool sànq mu ne bul am jikkoy sondeel parce que sondeel dafay leeral boppam ba pare en fait dafay leeral nit ñi di lakk boppam donc en résumé li gën a am solo mooy réew mi ci boppam politique yi kese c'est-à-dire temporel kese mënul dem d'accord il faut que mu ànd ak spirituel d'ailleurs Senghor sax bi muy jël nguur gi ñëpp xam nañ ni am na lu mu jëflanteeg Serigne Fallou am na lu mu jëflanteeg Serigne Babacar yàlla suturaal ko mu nekk fi ba jóge fi moom moo bàyyil boppam te loolu ba léegi dalagul suñu gars yi d'accord waaw